waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. kon mbokk yi ñu jottali fi benn vidéo bu gàtt rek ndax boobu ba léegi mbokk yi ñu ngi ñuy woo di ñu laaj maanaam mbir mi nan lañ ko coow li fi amoon xawma li fi am ba tey ci wàllu wér yi ngir ñu tekki leen ko ci wàllu wolof. mu nekk loo xam ni xam naa du yàgg, lu gàtt rek lay doon, warta dépasser 5 minutes wala 8 minutes maximum. mooy sëñ Insa Gueye lañu invité woon ci wàccaay màggal ci télé 2STV. biñ ko invité nag mu doon wax ci wérdu yu ba agsi ci ni sëñ Touba da doon joxe wérdu tijaan, wérdu murit, wérdu xaadr ak wérdu saazili. léegi bi mu waxee loolu nag am ñenn ci suñu mbokku tijaan yi ñu daal di jóg ne sëñ Touba loolu amul, ndax wérdu tijaan dafa am dispositif yoo xamante ne ñooy wax ni ku dul tijaan mënu koo joxe, ku dul kenn mënu koo cumuler ak ñaari wérd, beneen wérd. léegi nag bi ñu waxee loolu nag ma ne naa ubbi buntu gëstu, ma daal di ubbi buntu gëstu daal di dem ci téere yi. léegi ma demee ci téere yi nag gis ni am na benn gëstukat bu mag, nitu yàlla bu mag bu ñuy wax Cheikh Sukayrij, bind na ci benn téere boo xam ne ñu ngi koy wax Rafu Niqaab. moom moo mottali Kashful Hijaab bi nga xamante da ko consacré woon benn xeetu autobiographie la woon ci compagnon yi nga xamante ne Cheikh Ahmad Tidiane ànd na ak ñoom. léegi nag bi mu defee loolu nag ma daal dem gis parcours yu bari la, ma ne naa ci tànn, naa xool ñaari parcours yi ndax parcours yu intéressant la. muy parcours ku ñuy wax Ibn Hamza al Madani ak ku ñuy wax Abdou Malik ad Darar. Ibn Hamza al Madani moom Ibn Hamza Zafir al Madani moom nitu yàlla bu mag la woon bu nekkoon Madina. barab yooyu yëpp mu nekk fa, dox fa, gisanteeg nitu yàlla yi, bari woon daraja ak màqaama lool. léegi mu daal di bi mu paree foofu daal di yéeg jëm ci maghrib bi, dem seeti ku ñuy wax fa la dajeeg Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. fa la dajeeg moom Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ku ne xam ne ni nitu yàlla bu mag la woon, xutbu la woon ci jamonoom, amee wëri Tijaan, nekk nit ku am cër ci yàlla. bi mu ko gisee léegi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ci li Cheikh Sukayrij nettali jox ko wérdu tijaan. bi mu ko joxe wérdu tijaan nag da caa teg ci nettali Cheikh Sukayrij ne terewu ko woon mu boole ko yeneen wérdu, mooy cumul bi ñu doon wax. terewu ko woon it mu dem gis yeneen nitu yàlla. kon donc buntu xam-xam mi ngi feeñ, muy loolu ma waxoon ni cumul bi. léegi ma gisaat ci biir gëstu boobu beneen parcours boo xamante ne bu intéressant la, muy ku ñuy wax Abdou Malik ad Darar. moom compagnon wu àndowu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mu mag ma la woon, waaye li yéeme ci mbiram mooy dafa yoroon wérdu woo xamante ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jóge woon direct, amul intermédiaire, nga xamante ne jaaru ci kenn, moom la ko yonent bi jox mu ci doon tarbiya ay taalibeem, te Tijaan la woon. Cheikh Sukayrij ne loolu lu yéeme la, mbir mu yéemee ngi noonu, waaye loolu ñëpp xamoon nañ ko, te moom xamoon na charte yoonu Tijaan. donc loolu nekkul woon loo xamante ne lu exceptionnel la ci mbiram. léegi muy ñaari parcours yoo xamante ne parcours yu intéressant la ci wàllu cumul, ndax débat bi tàmbali bi nit ñi dañ ne sëñ Tuba amul sañ-sañu joxe wérdu tijaan parce que du tijaan benn ñaar cumul wérdu tijaan da koy tere. mais liñ doon waroon laaj ni ndax dispositif boobu ñëpp la concerné am déet, loolu posé wuñ ko question, dañ jël rek appliquer ko ñëpp. léegi nag ma dem ci parcours yi daal di génne ñaari parcours yoo xamante ne am na cumul, mais lan moo tax mu am cumul nit ñi duñ ko laaj. beneen bi ci des nag ba tey noppalu moom ma daal dem ci Rimah, mooy téere boobu nga xamante ne Cheikh Omar Foutiou, nit ku baax ku yéeme kooku nga xamante ne liggéey na ci, mu bind ci Rimah. bi muy bind ci Rimah nag dafa wax ni ci téere bi fi muy tracé chaîne de transmission wu wérd xalwatiya dafa ne laqane ni mooy sanama. xam nga wérd talqiin la ko ci nitu tasawuf fii di defee, maanaam da ngay ñëw sukk ñu sala, ngay répété ñu sala, loolu mooy sa nit ki. loolu moom buñ ko waxee ci tasawuf li ci ëpp ci majorité des cas maanaam wérd lañ ci jublu, d'autant plus que moom Cheikh Omar Fouti bind na ci Rimah càllaloo bi nga xamante ne moo wérd xalwatiya ba dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaye ba ma ko waxee nag nit ñi dañ na ma déedéet, loolu du wérd, loolu askar la. fekk boobu yoruñu Rimah ba mu jeex tàkk, parce que buñ ko yoroon
dañ xam ni Cheikh Omar ca feuille ba ko jiitu maanaam ñaareel feuille mbaa ñett wax na fa wérdi yi nga xamante ne jëlee na ko ci Mouhamad Ghali te wérdi yooyu bi mu koy lim dafa ne azina loolu la ma digal donc ñaari dimension yu bokkul la. fii nii li tax ñu bañ ni Cheikh Omar jëlul woon wérdu xalwat ya du dara de parce que mën na ko jël wérdu tabaruk maanaam barkeelu loolu mën naa nekk mais defuñu ko waaye dañ xam ne bu ñu waxee ni Cheikh Omar jël na wérdu xalwat ya ci Mouhamad Ghali te mu ngi ci rimaax dañ naan ah waru ko woon cumul parce que gis nga fi ñu yóbbu dispositif boobu noonu donc mënoon na ko jël wérdu barkeelu tout simplement mën naa nekk tabaruk ndax Cheikh Ahmed Tidiane Chérif jaar na ci Mouhamad Ghali jaar ci ak ñeneen donc rien que le fait que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif jëluñ ko rek bu jëlu barkeelu rek te jëlu ko jëlu wérdu ko rek loolu sax mënees na ko nangu mais dañ koo dàq ba pare li ñu ko dàqee ba pare dem ne ay askar la askar yoo xamante ne Cheikh Omar al Fouti moom mu mag moom mu tedd moom lim na wér askar yi nga xamante ne bokkul ak wérdu Tidiane bokkul ak wérdu xalwatiya yoo xam ne jël na ko ci Mouhamad Ghali mi ngi ci mi ngi ci rimaax donc muy ñetti dimension yoo xamante ne benn boo ci jël rek buntu xam-xam la buntu yooyu nag laa ubbi woon mais comme ñi ñu dajeel c'est des idéologues c'est des gens yoo xamante ne li ñuy nangul ñeneen ñi mënuñu koo nangul sëñ Touba moo tax ñu jël débat bi yóbbu ko foofu mais li leen waroon dimbali rek yeetal leen mooy gannaaw ci fiq am na mafton alayhi moo ko xamante ne amul benn ngir bu ko tënk pourquoi pas tasawuf amul loolu surtout wérdi amul loolu dimension boobu particulière bi amu ci loolu question la bu ñu waroon poser mais déedéet mais sëñ Touba miñ ci tudd mooy déranger en fait mooy déranger ñenn ñi parce que dañuy jàpp ne bu ñu nee sëñ Touba am na droit joxe wérdu tijaan am na droit joxe wérdu xaadir wala sagelia dafay am lu muy dominer ci ñenn nitu yàlla yi déedéet ça se passe pas comme ça yàlla demeewul noonu donc biñ defee loolu nag débat bi daal di ubbeeku man ay argument laa yoroon maanaam lépp lu may def ay capture d'écran laa koy def leeral ko ba mu leer ndax jubluwuma ci sax maanaam ne damay yëkkati sëñ Touba ci par rapport ak yeneen sëriñ si ndax sëñ Touba moom yëkkati ko ba noppi waaye buntu xam-xam laa doon tijjil nit ñi parce que lu bees la ci ñoom xamuñu ko beneen bi ci des mooy arrogance bi ñenn ñi wane ci mbir mi parce que arrogance bi mooy lan mooy dañu jàpp ni am na ci koo xamante ne Cheikh Omar Diagne dama koy citer nommément moom dafa am ak man jafe-jafe bu yàgg parce que li tax mu am ak man jafe-jafe wax na ko sax ci live bi mooy dafa am lu mu waxoon ci mosquée de Paris ne surtout franc-maçon la fekk boobu benn article bu mu for ci internet bi rek la jël fekk article boobu man am naa ko bu yàgg ba denc ko ak même article contradictoire boobu noonu bi mu waxee loolu ci capture am ma ne ko saa li nga wax ni wérul ñu ma ne ko bis boo jox naa la sañ-sañ nga bind ko man ma indi débat contradictoire mu mer daal may supprimer par rapport à ses amis léegi loolu mu jàpp ko beneen bi ci des bi Cheikh Mouhamadou Bassir porte-parole du yoonu Mouride wax ni sëñ Touba mooy fal Sénégal loolu ngëm-ngëmam la wax mu daal di ne loolu du dëgg te pourtant moom chaque jour mu wax ni franc-maçon yi ñooy fal au Sénégal donc ce qui dérange c'est sëñ Touba en fait parce que ku nangu ni franc-maçon yi dañuy fal Sénégal te mënoo nangu ni sëñ Touba loolu xam nga ni buñ tuddoon keneen buñ nee franc-maçon yi tu es d'accord mais buñ tuddee sëñ Touba non du tout donc du coup da nga am problème ak sëñ Touba son principal problème mooy dafa am problème ak Serigne Touba du ay tasawuf du yooyu yëpp léegi nag ñi koy poser débat contradictoire nag benn argument rek la am mooy da ngeen di fen da ngeen di kàcc da ngeen di wax nangama man yooyu du ma tontu maanaam du ma saaga du ma xas nit yooyu yëpp ndax jàngal dëppawul ak njàngaleem Serigne Touba du ma ko def donc te xam-xam laajul loolu xam-xam moom c'est argument contre argument y a pas besoin d'attaque personnelle man loolu du ma ko def beneen bi ci des nag moom mi nga xamante ne mooy jaay scientifique moo keneen ki muy Mamadou Mansour Diouf moom son cas est réglé parce que li tax son cas est réglé mooy dafa dugg ci débat boo xamante ne xamul sax li ñuy wax dafa gis ma publier rek comme moom c'est le gardien du temple dans Facebook les réseaux sociaux ci waa kër ñenn ñi parce que xale yi moom la identifié woo mu dem ne wooy kii day kàcc c'est un manipulateur naa nga mën a alors que il n'a même pas lu le livre livre bi téere bi li xamu ko sax il le connaît même pas mu dem def ay capture d'écran def yëpp daal di dugal ndekete dooy wax ni les compagnes Ibn Hamz Zafar al-Madani il est inconnu du bataillon des compagnons Cheikh Ahmed Tidiane c'est un mensonge c'est Moustapha Diop c'est un manipulateur nangam alors que xamul sax téere bi ñuy wax il connaît même pas les livres il l'a même pas lu musul gis livre bi musu ko teg bët
ma ñëw indil ko copier ak yooyu yëpp parce que man ci gëstu rek laay def même su fekkoon nekkuma woon ci dëgg wala li may wax amul wala dama ko inventé sax bu ñu ma tegalee argument je l'accepte mais heureusement suñu borom subhanahu wa taala dimbali na ma. beneen bi ci des muy Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar son cas est plus désespérant son cas est plus triste en fait parce que xamul tax mooy livre yi ñuy wax noonu liiru ko sax il l'a même pas lu parce que kuy wax Kashiful Hijab te téere bi Kashiful Hijab la xamu ko sax il le connaît même pas mu dem ne woy téere boobu noonu Cheikh Omar na wax ni bi ci des bi gën a graaw mu ne Cheikh Sukayri dafa bind 400 livres xamul sax c'est parcours Cheikh Sukayri mu ne 400 livres xamul sax ñaata livres la bind mais bon loolu ñu ngi koy wax ñu koy gëm mooy ñeneen beneen bi ci des mu ne Rima téere boobu maanaam ku amul ijaaza wala ku amul nangam ak nangam fekk moom téere bi mu wax sax xamu ko Sara Jawaahirul Maani la ça veut dire que yow li ngay wax xamoo ko mosoo yër benn téere wala yëroo Rima wala yëroo ñaari téere yëpp wala benn ci ñoom ñaari li yëroo ko ça n'a rien à voir presque de maanaam boo xoolee Jawaahirul Maani sax li ci Cheikh Omar utilisé ci Rima matul sax 10% 55 chapitres la moom Rima donc nga xool ça n'a presque rien à voir ak Jawaahirul Maani bi ci gën a graaw nag mooy li nga xam ni c'est extraordinaire et c'est spectaculaire mooy le fait que mu wax ni nee na Cheikh Omar dafa fonk Jawaahirul Maani ba jël ko wërale ko maanaam wërale ko Rima te xamul loolu édition 1893 c'est une forme de typographie maanaam ku jàng Muqaddimatul Izziya jàng ay risaala ak yenn téere yi booy gis saraa bi da ngay gis ñu encadre téere bi ak texte bi def saraa bi ci autour mu ne xam naa loolu la gis di jaay xel mu yaatu di jaay muus ak nit ñi mu ne loolu Rima saraaw Jawaahirul Maani la daal di wax ni dañu jël encadré Rima ak Jawaahirul Maani te xamul sax ni loolu c'est une version bu am ci Jawaahirul Maani donc loolu lii moo doon débat bi léegi nag loolu lépp leeral nañ ko nit ñi ba ñu leer bañ xam ni li ñuy wax tegewul fenn ci ay sos la rek beneen bi ci des nag mooy buntu xam-xam bu tijjeekoo dañu war a tijji buntu xam-xam tijji buntu xam-xam gëstu ne du da ngay jàpp ci benn bant rek taxaw ne lii mënta nekk buñ ne sëñ Touba daana joxe wér di tijaan sëñ Touba daana bind ko wax ko yeneen saasam te li gën a sax graaw mooy li Ousmane Ndiaye def sax dane dafa wax ni dafa sos bu graaw waxal ko sëñ Touba te tooñ sëñ Touba nag da ko tooñ parce que dafa ne sëñ Touba ñi mu wax laysa muhaqqiin bokkul ci way dëggal yi mooy ñi mu jëlee woon wér di waaye il ne s'adressait pas à Cheikh Ahmed Tidiane Chérif il ne s'adressait pas à Cheikh Abdou Khadir Jeylani il ne s'adressait pas à Abou Hassan Sajali Serigne Touba du ay moom la ñuy jàngal nan la ñuy waxee donc comme moom dafa jubluwoon moom Ousmane Ndiaye pour yàq mu dem daal di ne gannaaw wér la boo xamante ne yow da nga ne ñi ko yoroon dëggaluñu kon donc looy joxewaat wér bi fekk boobu sëñ Touba il n'a jamais dit ça il n'a jamais dit ça loolu sëñ Touba mus ko wax mus ko bind annonce yu sëñ Touba wax mooy ñi mu jëlee woon wérdi bi ça n'a rien à voir ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy propriétaire wérdi yi sëñ Touba ku ko gis xam cër bi mu jox Cheikh Ahmed Tidiane Chérif di ko tagg sëriñ sos yëpp ñun loolu lañu sëñ Touba jàngal donc du coup gis nga sos yi ak nar yi ak ñàq ak wax lu dul dëgg ak yàq der beneen bi ci des nag bi ci des mooy buntu xam-xam bu tijjeekoo dañuy dàq idéologie en fait dañuy dàq idéologie alors que ñi doon tontu ñëpp tontu wuñ ci xam-xam parce que amuñu argument yi xam nga ku dem ba naan tey jii nii ku nekkul murit ku nekkul tijaan mënuma jàngal dara ci tijaan kooku xam nga xamul luy xam-xam te li gën a retaan loo mooy am na ko publier defe naa Matar Kandji la dafa wax ni ki ne ku nekkul tijaan mënu ko jàngal tijaan mooy wax ci franc-maçon yi te moom du franc-maçon kon donc moom buy war a wax ci franc-maçon te nekk franc dafa war a noppi xam nga donc du coup loolu moo lay wan ne argument yooyu c'est fantaisiste ça repose sur rien du tout te nit lañ yoo xamante ne franchement benn problème lañ am mooy il faut oser le dire benn problème lañ am sëñ Touba ils ont un problème avec sëñ Touba nag man dama bokk ci ñi nga xamante ne c'est vrai ubbeeku naa trop ci bind ci sëriñu damay bind ci sëriñu Tijaan yi bu ma gisee lu baax ci Baye Niass dama koy partager. Donc je les considère comme une fierté pour notre pays une fierté pour l'Afrique une fierté pour l'islam man dimension boobu laay xoolee suñu mbiru tarixa yi nekkul damay xool naan damay bind sax tout dernièrement rek publié naa il y a 2 ans publié naa benn article boo xam ne dama ko defoon ci Cheikh
dama koy def parce que dama considérer ni liggéeyal na diina liggéeyal na Tijaaniya liggéeyal na Sénégal ma gis ni kii mag la mu liggéeyal Sénégal ma partagé ko ma daal di koy jël partagé daal di wax ay mbaax-mbaaxam wax ay jikkoom yu rafet parce que man noonu laa yaroo noonu la ma sëñ Touba taggee noonu la ma sëñ Touba yare mais au delà ñoo xamante ne buñ tuddee sëñ Touba mais da ngay bu ñuy tudd sax sëñ Bassirou Mbacké te ñooñu il se réclame d'une communauté duñu wax sax sëriñ Bassirou Mbacké iñaane nañu wax wala am nañu pour ñoom bu ñu waxee sëñ Bassirou Mbacké wala sëñ Abdou Khadre Mbacké il lui reconnaît benn xeetu sainteté alors qu'il n'a aucune considération sur ces gens-là mais ñooñu nan nga mën a masla ak ñoom il passe du matin au soir à insulter ay nit ñu baax franchement yéen tamit masla baax na trop man j'aime bien masla du ma wax benn sëriñ lu ñaaw parce que waxuma la sax sëriñ mais doomu aadama kese du ma jël lu ñaaw di ko teg ci deram sàkkantuma koo xamante ne nitu yàlla loolu du ma ko def parce que loolu lañ sëñ Touba yare mais ñii nii jaruñu di maslal en fait représenté wuñ maam Alaaji Malick représenté wuñ Cheikh Omar Foutiyou représenté wuñ kenn ci nit ñu baax yi ndax salaatu faati bi ñuy jël ñenn ñi di ko jël di ko bàkkoo salaatu faati boo koy wérde mu dëggu ci yow boo ko wérdee 40 au-delà même de 40 jours te mu set ci yow da ngay gis ni muy fóotee sa xol muy set parce que c'est du lourd en fait c'est du très lourd munoo di wérdu bu jógee Cheikh Ahmed Tidiane Chérif muy wérdu boo xamante ne ci yàlla la jóge nga koy wérdu ba pare nga wëlbatiku mën a xas nitu yàlla wala nga wëlbatiku mën a wax nitu yàlla lu ñaaw loolu du wérdu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif man mi wérdu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif nekkuma Tidiane bu càll ci moom xam naa ni gëm naa ni ku wérdu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif boo ko jëlee ni mu la ko waxee di nga tal leneen lu saaga nitu yàlla ça veut dire que bu fekkee da ngay wérdu bi di saaga nitu yàlla demal sa yoon wérdu boobu jariñu la dara amoo benn toq leer amoo branchement amoo connexion ak Cheikh Ahmed Tidiane Chérif parce que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif li mu sart ci wérdu bi dafa ni bokk na ci sart yu wérdu bi mooy bëgg jullit yëpp munoo di bëgg jullit yëpp ba pare di leen ŋàññ c'est pas possible munoo di ŋàññ buñ tuddee sëñ Bassirou Mbacké wala ñu tudd sëñ Mbacké bu su iñaane nga wax sax sëñ Bassirou Mbacké ngay wax ngeen baal ma ci terme bi ñooñu ils n'ont reçu aucune éducation spirituelle ils connaissent même pas c'est quoi la spiritualité tasawuf moom xamuñu ko jéemuñu ko xamal lan la ñuy def mooy li Sëñ Tuubaa waxoon ci mujj jamono maanaam këru diine yëpp kenn ku nekk da ngay ngemb sa mbër yanu ko mën ni ku jëm ca làmb ja loolu c'est pas de la spiritualité loolu du tasawuf du diine du dara même chrétiens yeeg juifs yi meluñu woon noonu en fait te les gens là bu nit ñi yeewul nag ci débat boobu la ñuy yóbbu nit ñi il faut faire très attention mbokk taalibe yi le débat en fait xam nga lan la mooy jàng xam am yar ak teggin te di ko jëfe te joxe Serigne Touba nga joxe exemple boo xamante ne exemple bu extraordinaire u Sëñ Touba parce que Sëñ Touba il est extraordinaire donc extraordinaire u Sëñ Touba nekkatul luñ discours bu ñuy tenir xam nga lan la ku ñu xool xam ni ñun ñi ay taalibe Serigne Touba lañ am nañ jikko ji am nañ melokaan bi dina feeñ ci suñu kàllaama dina feeñ ci suñuy jëflante Sëñ Touba jàngaluñu saaga Serigne Touba jàngaluñu xaste Sëñ Touba xam nga lu ñu jàngal wax lu baax ak def lu baax ci képp ku baax ak ku bon kon donc loolu rek lañ war a góorgóorlu leneen li ci des nag nit ñi di ko def nañ leen bàyyi ak loolu parce que toroxte àdduna wala sawaras àdduna mi ngi tàmbali ci ngay xas nitu yàlla loolu yeneen bi wax na ko hadiisu qudsi la mooy kuy xas nitu yàlla tooke booy naan la kon donc ñun nañu góorgóorlu rek buntu xam-xam bu ubbeeku ñu jàngal mooy gëstu rek Sëñ Tuubaa moom gëstu kese bu la kenn na xam-xam Sëñ Tuubaa moo ko wax nit ñi ngi rawante ci diine ak xam-xam kon ñun loolu lañ Sëñ Tuubaa digal boo demee Tazawudu Chixaar di nga ko fekk boo demee Tazawudu Chubaan da nga ko fekk boo demee ci Nahju da nga ko fekk téere yi Sëñ Tuubaa bind yëpp bind na di jox doole xam-xam ak gëstu am yar ak i teggin wormaal ñëpp ñun loolu lañu Sëñ Tuubaa jàngal léegi nag piège bi ñuy tendre ñi nga xamante ne ñoo gëm Serigne Touba te topp yoonu murit piège bi mooy bu ñu xasee sama sëriñ ma dem xas sëriñu jàmbur déedéet loolu murit bu koy def jëfewoo ndigalu Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa sant la ko donc li ñu Sëñ Tuubaa sant mooy wormaal sëñ bi li mu wax sax dafa leer dafa ne yoonu teggin mi ngi tàmbalee ci yërëm ndaw wekk mag ki tolloog ni yow at nga def ko ni sa borom loolu mooy yoonu teggin kon donc ñun loolu nañuy sàllu
foo toll bu nit bu la saaga moo tax ñi doon saaga yëpp man tontu moo leen sax parce que man du ma tontu saaga xaw ma ko sax je connais pas même bu ma gisee ami sama ami Facebook bu saaga keneen koo xam ne sama yoon nekku ci dama koy dindi samay ami parce que man du ma xaritoo koo xamante ne day saaga jàmbur pour rien que pour bañ a yar yenn yi rek donc loolu moo doon débat bi donc comme tontu dañ ko man indi naa ay xam-xam indi lépp comme kooku ne man du ma tiijaan waruma woon wax dara ci yëfu tiijaan man dama dem gëstu parce que savoir amul communauté xam-xam amul xeet xam-xam amul couleur de peau xam-xam amul dëkk xam-xam amul xamu kan moo ko moom c'est l'être humain en fait yàlla moo ko wàcc ci kaw suuf te ku nekk fàttaliku na Seydina Adam ba ko malaakee di laaj kon donc xam-xam amul benn communauté Cheikh Choukayriji ji ba muy bindul woon pour tijaan yi wala en partie te du dogme bi man je me suis pas intéressé sur le dogme tijaan en fait c'est pas le dogme en tant que tel en fait parce que dama dem indi ay parcours rek ne lii de cumul la léegi nañ ko gëstu xool ba xam mais nga gis ñenn ñi di saaga di jël seen groupe di saaga nit ñi di saaga nit yàlla yi loolu bu ko benn murit def murit bu ko def wàcc nga njàngaleem sëñ Touba te di nga ko lay ak moom ndax sëñ Touba sant ñu ñuy saaga kilifas gàmbur sëñ Touba sant ñu ñuy xuloo xam nga lu ñu sëñ Touba sant li sëñ bi laa waxoon sëñ Touba ku ñuy bëgg la ku ñuy topp la ku ñuy yaakaar la ku ñuy liggéeyal la te on a autant de défis yoonu murit dañoo am défi yu bari ñun ñëpp nag défi yooyu nañ ci sóobu te ñeneen ñiy xuloo ko xeex ak ku dem ci situ jàmbur dem ci page yu jàmbur di fa xuloole Serigne Touba franchement yaa ngi tooñ sëñ Touba franchement yaa ngi tooñ sëñ Touba parce que li tax yaa ngi tooñ sëñ Touba mooy boo duggee page jàmbur lii fa loo xamante ne daf la naqar yaa dem seen page bàyyi leen ak seen page yi ñu nekk fa di xas nitu yàlla yi te yow sa page nga ciy wax lu baax ak luy beddale diine ji ak luy yëkkati mbirum sëñ Touba ndamal sëñ Touba yi nag ñun dañ koy wax kenn mënuñu koo tee kenn mënul tee ñuy wax sëñ Touba lii la am yàllaa ko defal lii ak lii man fu ma croisé foo xamante ne Cheikh Ahmed Tidiane Chérif suñu borom da koo may daraja mais dama koy bind wax ko ne lii de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif suñu borom defal na ko c'est une fierté ndamal l'islam la lu maam Alaaji Malick am mais ndamal diine la ndamal sénégalais yi la mais man je vois pas nos hommes religieux là ma leen di gis comme ay nit yoo xamante ne maanaam bu ñu amee dara day yàqal dara ji sëñ Touba dara déedéet yàlla sëñ Touba nee na yoon yi jëm ci yàlla mi ngi taw noowu mbindee fi ça veut dire que yàlla gën naa yaatoo noonu kon donc suñu borom bu ko kenn xatal kon donc nit ñi mën nañu nekk ci jàmm ñëpp di wax lu baax ka def ñiy wax lu bon ñu bàyyi leen ñuy wax seen lu bon ci ñoom rek lay teeran képp ku la lu ñaaw mais kooku balaa ngaa faatu gis ko ci àdduna bii nga koy gisee te boo demee sawara mu gën a ñàngat parce que sëñ Touba moo ne wax ci nit yàlla mi ngi mel ni ngay wax ci di naan tooke addis la kon donc loolu rek laa bëggoon a leeral mbokk taalibe yi ñu xam ni nii la débat bi demee nii la tëddee donc nekkuloon dara lu mooy buntu xam-xam bu ñu ubbi woon ñu war koo leeral nit ñi xam ko ñii saaga nag mooy ñi amul argument ñun dañoo am argument bu doy sëkk te li ñu dese mu ëpp fuuf li ñu wax duñ ay tijaan mais xam nañ lu bari ci yoonu tijaan te waxuma la dimension bu ndaw mais à grande échelle lañ ko xam kon donc li ñuy wax nekkul loo xamante ne dañ koy fortaat rek di ko wax ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp yàlla na suñu borom defal ñëpp jàmm partager leen vidéo bi mu dem ñëpp partager ko parce que wax ci olof d'habitude dama dul am live yi nii dama dul am jot di ko def parce que live du sama métier c'est pas mon métier de faire des lives li may yaxal ci internet bi jubluwuma ci dara lu dul yaatal mbindum Serigne Touba ak njàngaleem loolu rek laa jublu ak diine jubluwuma ci leneen du sax traduction yi may def du sax c'est pas même pas mon métier en fait mais gis naa ni je peux apporter quelque chose mën naa indil lenn yoon wi ma bokk ma communauté cela veut pas dire que ni damaa xeeb yenn communauté yi cela veut pas dire que su may wax ci Serigne Touba je respecte pas les autres communautés donc je fonctionne pas comme ça man ni may fonctionner ñi ma xam ñëpp xam nañ ko yar ak teggin du ma saaga du ma xaste du ma def dara débat bi su dépassé sax affaire u xastanteeg yooyu sax daf may soof ma bëgg ma génn ci quoi en fait donc nañu góorgóorlu ci ndigali Serigne Touba topp ñeneen ñi nga xamante ne peut-être amuñu leneen luñ def lu dul nekk ci internet bi def ay faux compte di saaga sëriñ yi di saaga nit ñu baax ñi loolu murit bu ci dugg yaa ngi dugg ci loo xam ne Sëñ Touba sant la ko yaa ngi dugg ci loo xam ne Sëñ Touba def la ko bu dee xam-xam débat bi na posé wu kenn du daw xam-xam man de en tout cas man du ma daw mukk ndax li may gëm muy Sëñ Touba bi ma topp daf maa leer naññ nekk lu may jaawale
nekkul xam naa ni Serigne Touba fi mu teg tànkam ak li mu woote ci yàlla rek la ma jëme akub yanantam kon donc man loolu leer na ma leneen li ci des nag loolu nag mën naa koo layal fu ma toll luñ ma woo ci Serigne Touba mën naa koo layal donc loolu rek laa amoon lu may wax mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp partagé leen vidéo yi jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu